tey la talaata ñeenti fan ci weeru sattumbar atum 2018 xibaar yi ngeen di bàyyi xel fii ci Mbour TV nuyoo bàngu asalaamaaleykum wa rahmatullah. Khalifa Sall bokkatul ci parti socialiste kon la muy def yitteelu ma du samay kàddu Ousmane Tanor Dieng jiital parti socialiste moo xam le leen ni mel mu doole ci ni kaso moom ñaanaluñ ko kenn waaye nag nañu bàyyi ki nga xamante ne bii mooy yoon daal di def liggéeyam. ñetti téeméeri gone la ñu xarafal ca lël bu Cissé Kounda te laajuñu si kenn benn dërëm loole nag mi ngi jëm ci wàccaayu kankurang ci nag weeru septembre bi nga xamante ne bii ci la ñuy nekk des na ci dikk ak El Hadji Gawsu Cissé yor seen kàddu. ndaw yi bokk ci parti réew mi nekk fii ci diwaanu Mbour la ñu nag soxla ci ay xaatim toll na ci juróomi junni ak juróomi téeméer ndax seen objectif mooy yokku te bañ a wàññeeku des na ci ànd ak Mori Gueye secrétaire national jeunesse parti réew mi fii ci diwaanu Mbour. tàggat yaram la wokk waa Mbour nag moo xuri waa Caajaay ODCAV ñaar la ñu amee ay jafe-jafe kenn bëggul bàyyi ak sa morom li nga xamante ne bii mooy terrain bi des na ci dikk ci biir xibaar yi. loolu moo fi gën a fës ne ay xibaar bu ngeen taxiloo aslaf mu dikk ak yéen ci yaatal gi. téléspectateurs yu Mbour TV yi jaajëfal nañ leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ma dikk ak yéen ci xibaar yi ni ma ko waxee woon ci ndorteel yi Ousmane Tanor Dieng njiital parti socialiste yëkkati ay kàddu ni Khalifa Sall bokkatul ci parti socialiste kon la muy def moom yitteelu ko moom nag la mu ca dolli ne dañu bàyyi ki nga xamante ne bii mooy yoon daal di def liggéeyam. ñaanaluñ nag benn yoon muy benn maire mu dugg ci ci li nga xamante ne bii mooy kaso waaye nag comme Sénégal dafa am yoon nañu bàyyi li nga xamante ne bii mooy justice daal di def liggéeyam Ousmane Tanor Dieng ci micro Djibi Diop Ndiaye Saliou Faye. Khalifa Sall léegi bokkatul ci parti socialiste donc li nga xam ne moom lay def ak ñi mu àndal loolu ñoom la concerné bëgguma wax seen affaire la mais ñoom la concerné waaw donc waaw. su dee nag ci comme maire la ñun yéenewuñ benn maire mu am jafe-jafe ñu di ko yóbbu ci ay kaso ak yooyu ku nekk ci kaso rek dañ lay ñaanal nga génn ci ak jàmm loolu mooy te loolu aussi xam nga wax naa ko waxaat naa ko et loolu moo nekk ci man mais nag loolu du tax duñu bàyyi justice bi mu def liggéeyam juge bi loolu la jàng juge bi loolu la xam dañ bàyyi juge bi mu def liggéeyam su juge bi defee liggéey bi ba nga xam ne procédure bépp jeex na alors waa politique ñoom mën a dugg ci mbir mi du loolu. ngokk mu doon Ousmane Tanor Dieng jiital parti socialiste doon àddu ci li nga xamante ne bii moo dal kii di Khalifa Sall ñu wax leneen muy ndombay meru tànk bi nga xamante ne bii dañ ko ni doññet ci Khalifa Sall. te ki jiite réew mi daal di koy amal di Macky Sall yëkkati ab décret daal di koy def Mbaye Ndiaye àdduna ci moom nee na Abdoulaye Wade dàq na ko bëccëgu ndara kàmb te boobee sax dafa fekk muy jiite conseil municipal bu Parcelles Assainies Mbaye Ndiaye ni jamono joojee kenn àdduwu ci mu dolli ci ni Sénégal boo jëfee loi rek ñu ni da ngay fayantoo Mbaye Ndiaye ci micro Djibi Diop Ndiaye Saliou Faye. man bëccëgu ndara kàmb lañ ma dàq dama président Abdoulaye Wade may présider le conseil communal des Parcelles Assainies ca lañ ma indil décret ne dàq nañ la booba day kenn yóbbuma justice donc tey au moins Khalifa Sall justice mën nañu wax ne sax moom dem na yóbbu nañ ko justice au moins premier pas deuxième pas jugé nañ ko donc dem na justice deuxièmement jugé nañ ko man dem ba woon justice kenn jugé wu ma président moo toog rek jël décret ne dàq naa la ci mairie Parcelles Assainies mais ñaareel ba bu yemoon foofu sax ne mais boobu en député laa woon ñu ne ma député assemblée nationale bi itam dañ la fay dàq samay moroomu député ñoo ma dàq ñiy jóg tey di défendre Khalifa Sall man day ci sama xol yàlla seede na ne jàmm naa ko yéen te kenn du dégg ma wax ci Khalifa Sall ñaaw parce que wóor na ma ne jàppante naa ak moom ne sama xarit c'est dommage que ñu dugal ko lii du moom droit de l'homme yi Sénégal tey di wax tous les acteurs défenseurs des droits de l'homme qui étaient là lu tax tey ñuy bouger te démb bouger wuñ amul liberté bu ndaw amul droit bu ndaw droit moom ci citoyen li tubaab di wax ne c'est consubstantiel à l'existence de l'être humain nit ki dafa juddu ànd ak worma ak respect bi ko yàlla jox. wax leneen ba léegi dañuy des ci li nga xamante ne bii mooy nag politique ndaw yi nga xamante ne bii ñoo faree ci parti réew mi wane seen bopp ñoom nag la ñu bëgg mooy am ci lu toll juróomi junni signature ak juróomi téeméer
ci parrainage bi nga xamante ne bii moom lañ dëgmal Mori Gueye mooy seen secrétaire national ndaw yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci parti Idrissa Seck di réew mi ñoom naka la ñu wax mooy élection yi nga xamante ne bii moom la ñu romb am nañ ci lu toll ci 12000 voix bu ñu ci tollee li nga xamante ne bii moom la ñu bëgg daañu am lu toll ci 15000 Mori Gueye ci micro Djibi Diom Ndiaye Saliou Faye. li ñu soxla ci parrainage bi mu ngi toll ci 5500 ndax élection yi nga xam ne moom la ñu weesu muy élection député yi amoon nañ 12000 voix kon ñun bu ñu amee 3000 rek dañuy am 15000 parce que suñu objectif mooy dañoo bëgg a yokk lim boobu ba mu toll ci 15000 signataires yoo xam ne ñoom ñooy parrainer le candidat Idrissa Seck pour mu dem dagaan baatu askan bi au soir du 24 février 2019. pexe yi ñu nas mooy jàmmaarloo ak Macky Sall sur le terrain ndax aujourd'hui état bi dégagé na ay moyens yu am solo pour jënd nit ñi def achat de conscience Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur Macky Sall téye na carte biométrique CEDEAO yi ne du ko joxe te ci carte yooyu la ñu war a defee parrainage bi ñun ñu lancé benn opération bu tudd foqarti pour dem ci sous-préfecture yi ci préfecture yi ak ci mairie yi pour récupérer sunuy carte parce que constitution bi moo ñu ko jox carte yooyu dañ koy jël par la force parce que Macky Sall moomu ko carte yooyu dañ koy jël par la force parce que Macky Sall moomu ko c'est la constitution qui nous le donne léegi nag loolu su weesoo dañuy dem def ay campagne de proximité dugg ci biir askan bi waxtaan ak ñoom parce que ñoom d'accord nañ ci projet bi nga xam ne moom la sunu candidat yor askan bi actuellement li ñu wax mooy Idrissa Seck la ñu bëgg mu nekk njiitu réew mi en 2019 et que loolu pour mu am il faut que ñoom ñu nangoo signer ko parrainer ko pour ñu am le nombre de 15000 parrains moom boo xam ne moom la ñu bëgg ci biir département de Mbour te gëm nañ ni incha allah si la campagne se passe très bien mën nañ ko am. mu ngoog mu doon Mori Gueye jiite nag ñi nga xamante ne bii ñooy ndaw yi nekk ci parti réew mi ñu wax leneen septembre ku ko wax ci diwaanu Mbour faaw sa xel dem ci kankurang imam Cheikh Ibrahima Cissé njiital lël bu Cissé Kounda moom nag xarafal na lu toll ci ñetti téeméeri gone di 300 jeunes yoo xamante ne bii laajuñu leen benn dërëm lañu si jublu nag mooy waajal kankurang 2018 El Hadji Gawsu Cissé moo yor seen kàddu ne jël nañ seen matukaay ba benn fitna nag du ñu ko nemmeeku ci kankurang bi nga xamante ne bii moom lañ dëgmal war a nag doox dimanche bii ñu jub El Hadji Gawsu Cissé ci micro Djibi Thiombane Saliou Faye. tey gii bés la boo xam ne muy bésu jëmboo jëmboo mooy bis bi nga xam ne xarafal nga le lendemain si ëllëg bés boobu ngay doog a def jëmboo jëmboo lu muy tekki mooy que ni ñi nga xam ne xarafal nañ seeni doom ak seeni rak bu bés bu si topp dañuy jéem a def benn activité buy wane ni am nañ mbégte jël seen doom dugal ko si néegu góor te ren ñu si sant yàlla bu baax imam Cheikh Ibrahima Cissé jongal na lu mat ñetti téeméeri ndaw yoo xam ne daf leen jongal gratuitement te incha allah rabi bëgg leen a dundal gratuitement te di leen solal tamit gratuitement donc tey moo waral ñu dajale fii feetandoo événement bi ensemble woon askanu Mbour ni mbir mi de nu ñu ko yoon mayee tey le 2 mooy jëmboo te incha allah rabbi noonu lañ ko defee pour essayer d'appliquer la règle te mu ren bi liñ si wax daal mooy solidarité et développement maanaam bennoo ak loo xam ne mun na yóbbu suñu gox si kanam pour éviter ay dérapage maanaam ay mbir yoo xam ne mun nañu yàqal dañoo teg ay commission de sécurité yoo xam ne ñoom ñooy veiller si lépp loo xam ne si xeetu sécurité la diggante fii si lël bi ak aussi autorité administrative muy commissariat ak gendarmerie donc képp koo xam ne bokk na si ñun def ay jéyee duñu dóor duñu saaga waaye dañ koy jébbal yoon ku bokk si ñun tamit jéem a def jéyee aussi dañ koy jël rek duñu dóor duñu saaga jébbal ko yoon donc équipe boobu boo leen seetloo sama côté am na ñoo xam ne ñu ngi fi toog te si équipe boobu lañ bokk. kadduy El Hadji Gawsu Cissé yooyee mooy ndar képp xët wu njëkku xibaar yi ñu ubbi weneen xët sport lay doon. tàggat yaram benn ponk la bukki bi matt nag waa Mbour moom. matt na ñi nga xamante ni bii ñooy waa Caajaay ñaari ODCAV moo fa nekk kenn ci ñoom bëggul bàyyi li nga xamante ne bii mooy terrain bi ak sa moroom ku ñu ko jiñ nag nee nañ du kenn ku dul maire bu Caajaay di maître Omar Youm ndax nee na moom mooy favoriser ñii di bàyyi ñi nga xamante ni bii ñoo des dañuy déglu Sakku Dia Thiam moom àdduna ci turu ODCAV bi nga xamante ni bii mooy ODCAV renouveau dañuy déglu ay kàddoom ci micro Pambar Faye Saliou Faye. ñun waa dëkk bi lañ di doomi dëkk bi bokk ci dëkk bi en tant que maire ñun ñoo àndoon ak moom di politique soo yor sunuy carte
yor suñuy carte jabar yor suñuy carte doom yor suñuy carte ndey ak suñuy carte baay te ànd ak moom di taxaw di xeex ba lépp am kon nag buñ nee Omar nee na ñiy football si stade bi bu ñuy football si stade bi en tant que maire wërta doxalee noonu en tant que doomu Caajaay dolli si li mu war a def moo di dajaleeg njabootam ñun ñoo di njabootam ñun si ginnaawam lañu ne ci ginnaawam la ñu ne di ànd ak moom di politique ak def ak moom lépp kon nag wërta doxalee ñii ñooy samay waa équipe ñii duñ samay waa équipe li samay waa équipe wax mooy doon dëgg li waa équipe bu ñëwee wax du doon dëgg na tëdd njaaxaanaay dajale ay rakam ñoo bokk nag moom di football nawetaan na dajale ñëpp booye leen toog waxtaan am nañ droit xaajoo te bokk stade bi di football ñii am bilan ñu bokk di football leneen nag lu ñu def ñun ñu taxaw di xeex ba am suñu dëgg. téléspectateurs yu Mbour TV xibaar yi buur na fii laa koy ndar keppee laata loolu nag faaw ma gërëm ñi si jàpp ba mu yemb gërëm it yéen ñi sopp safoo ñu di ñu teewlu fii ci Mbour TV ëllëg la ñuy dellusiwaat bu ci yàlla àndee way leen di ànd ak suñu ay programme jërë ngeen jëf.